Cheikh Ahmed Tidiane Diop mooy suñu gan tey sëñ bi Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha Diop. di fàttali ne yow da ngay gëstu ci wàllum économie ak yu ni mel. laaj bi ma la bëgg a njëkk laaj rek mooy est-ce que économie wu Sénégal bii ñu yor nii ak niñ ko tabaxee ak ni muy doxee yaakaar nga ne ñu ngi ci yoonu li ñu tuddee émergence. waaw économie Sénégal moom am na ñaari jàngat yu ci nit ñi yëpp mën a jàngat benn bi mooy lu nit ñi di gis ak seen bët beneen bi mooy li nit ñi di dund waaw li nit ñi di gis ak seen bët nag mooy dinañu gis ay bâtiment léegi Sénégal koo wax rek mu ne la xanaa gisoo Diamniadio gisoo aéroport bi mel na ni gisoo terre bi ñëw donc loolu yëpp ñu ngi koy gis mais li tubaab di wax illusion waaw illusion mooy ngay gis loo xamante ni li ko indi du sa liggéey waaw du sa liggéey du suñu liggéey moo ko indi maanaam bor moo ko indi bor lañ koy tabaxee bor lañuy ñun li ñuy tabax suñu réew fi mu nekk bor dong yëpp bor la li ñuy dunde nag mooy li nga xamante ni moom mooy suñu activité maanaam ñuy produire baykat yi di bay bu ñu bayee ba pare jaay ñii di jënd di jaay muy dox comme ni mu war a doxee entreprise yi di dox ñëpp di fay salaire yi entreprise di gagné xaalis foofa nag la problème bi am parce que foofu mooy activité bi loolu mooy dox tous les jours loolu mooy activité loolu mooy dundal économie loolu mooy dundal réew waaw parce que foofu la revenu yi di génne foofu la dépense yi di génne te économie bi di gagné xaalis pour que économie bi di dox waaw donc ci foofu nag la ñu am problème ba tey jii li ñu seetlu ci société yëpp ak ci Sénégal mooy que ni nee nañu durée de vie entreprise yi fii juddu entreprise bu juddu durée de vie bi daal juróom benn weer ba benn at la fii ci Sénégal entreprise bi dee waaw ci Sénégal entreprise yi fii juddu yëpp daanaka bu ñu defee at dee nañu activité moo amul voilà activité moo amul te boo ko bëggee natt rek da nga koy xool da ngay gis dinañu investir lu bari état dina jël xaalis def ko ci mbay par exemple def ko ci ceeb def ko ci bay yi jëndal leen ay semence defal yëpp gerte baa ngi nii ñu liggéey ba pare ba produire ba pare duñu jaay xamuñu nuñ koy def amuñu nuñ koy def lan moo tax activité amul li nga tuddee activité ba tax entreprise yi nga wax ne juróom benn weer jëm at daanaka jàmbaar la ñi des ñëpp dañuy dee avant boobu lan moo tax activité amul et malgré li ñuy wax yëpp suñu économie en tout cas ñu yor nguur gi voilà activité moom li koy doxal mooy crédit mooy confiance économie li koy doxal mooy confiance mooy kóolute am waaw ñun nag dañu mësula liggéey confiance ci suñu économie maanaam dañu mësula tabax te bi nga xamante ni moom la ñiy liggéey entreprise yi maanaam di amalante ak entreprise yeeg famille yi ak entreprise ménage yi ak nit ñi tout ça loolu moom mooy doxal réew mooy confiance bu confiance amee ci réew bi dox ndaxte tey monnaie bi ngay dégg muy xaalis li ko lal mooy confiance ndax xaalis benn këyit la rek bu ñu jëlee benn billet 10 000 benn këyit la bu ñu la jox këyit bi boo ko xottee mu xotteeku boo ko lakkee mu lakk donc boo ko lakkee 10 000 la ñu am confiance que ne 10 000 lañ confiance boobu ñu ci am ne 10 000 bi am na pouvoir d'achat wu 10 000 francs maanaam boo ko jëlee boo demee ci boutique bi boo ko nee jaay ma ba njëgu 10 000 dinañ la ko jaay kóolute boobu mu am nga jël ko jox ko mu jox la marchandise loolu moom mooy économie voilà léegi nag kóolute boobu am na ci xaalis mais ci biir nit ñi parce que li doxal économie mooy économie yëpp ay bor lay doxee économie yi gën a développé États-Unis Europe la ñuy doxee bor mooy tey yow liggéey nga jaay teew mi teew loolu amul ci benn économie buy dox jaay teew mi teew ñun rek ñoo koy dégg ñun pays sous-développé mais économie yi dox bor la ñuy dox mais nag léegi bor boobu niñ ko lalee ñoom dafa am liggéey bu ñu liggéey ci ginnaaw liggéey bi ñu liggéey ci ginnaaw mooy dañuy teg ay garantie yoo xam ni entre ñi jëndanteeg ñi jaayante entre ñi produirante ba nga xamante ni
xanaa kon bor boobu nga wax ne mooy doxal économie bokkul ak bor bi nga xam ne ñun moom nga wax sànq ne moom la ñuy tabax suñu réew ba nga ne illusion rek la du loolu moo ñuy développé. waaw c'est que bor bële. boobu dette la dettu état la surtout. état mooy emprunté parce que état. wàllam du doxal économie. état mën na investir nag mën na investir ci ay tali mën na investir ci ay infrastructure mais état li muy investir. du doxal économie ñi koy doxal. entreprise privée yi privé mooy doxal économie. pourtant entreprise privée yi li ñu gën a manqué tey jii mooy compétitivité entreprise du Sénégal yi daanaka li ñuy liggéey teg ko ci marché bi du jar. buñ ko bëggee yóbbu bitim réew kenn waxaale wu ko. donc ci bari ñoom dañuy dee. voilà loolu yëpp crédit ko lal ndax lu tax crédit ko lal compétitivité dafa am ay conditions yu bari maanaam am na njëg. mais aussi am na conditions yi ngay joxe dama lay jox exemple tey. exemple bu gën a simple bu gën a terre à terre naka la Sénégal mën a ay baykat yu nekk Europe nga xamante ne dañuy bay soble ak pomme de terre nga xam ni loolu amul benn technologie. laajul xam-xam suñu baykat yi mën nañu ko. waaw dañ koy def fii ba lompul wa jàpp. merci léegi naka nga la ñu mën a comprendre ku bay sobleem Europe wala pomme de terre am Europe wala carotte am léegi sa carotte dañ ko fiy importé. léegi ñooñu bu ñu jëlee seen mbay boobu ñu def ko ci ay saaku dugal ko ci bateau indi ko ba Sénégal. bu ñu ko indee Sénégal seen produit di gën a jar mu gën a compétitif maanaam produit bi nga xamante ni. naka la ko nit mën a dégg ñun ñuy jënd la wala état bi moo deful li mu war a def pour que produit Sénégal boobu mën a concurrencer produit bi ci Europe. voilà parce que fële dañu am dispositif yoo xamante ni ki bay moom day bay rek moom bu bayee ba pare na ci léegi moom am na ñoo xam ne dañuy ñëw jël si ko ñooñu mën na leen ko jox ci 60 jours ci 90 jours ñu fay waaye moom bu fekkee ni am na loolu ak ñoom fekk moom am na ay garantie yoo xamante ni yu lalu ci suuf ba nga xamante ni bu leen nee 60 jours nga may bu demee bankam fay ko léegi ñooñu di jaay foofu soble ak pomme de terre noonu la ñuy def ak suñu commerçant grossiste yi dañ leen di yónnee produit bi ne leen may nañ leen 60 jours ba 90 jours nga fay ñu waaw loolu parce que dañu am dispositif garantie bu ko lal ñun nag amuñu ko d'accord alors waxtu bi daf ñuy tënk moo tax dañuy jéem a daw lu bëri ngir def le maximum possible voilà ñu dollu ci jamono boo xam ne dañuy wax ne taux de croissance ñu ne ñu ngi ci 7,2 ñu ne taux de croissance boo xam ne Sénégal mais moment boobu ci lañ constaté ne ci la ndaw ñi gën a nekk ci mbedd yi di taxawaalu amuñu liggéey muy chômage bi ci lañ seetloo également que ni pauvreté bi mi ngi waxuma monde rural mais même centre urbain yi tey la ci pauvreté gën a bëri ba tax le chef de l'État yokk les bourses familiales lan moo war a expliquer taux de croissance boobu ñun duñ ci jariñu voilà xam nga duñ ci jariñu bi mooy li ñuy dund mooy li ñu doon wax sànq activité bi bu doxul kenn du ci jariñu te loolu dafa nekk loo xam ne ñëpp a ngi koy dund loolu da lay wan rek ni chiffres yi ñuy avancé du lu nekk. du réalité. mu nekkul sax ndax lu tax nekkul te dafa fës. c'est-à-dire que xam nga PIB. bu ñuy wax taux de croissance ci PIB lañ koy calculer PIB mooy produit intérieur brut mooy lépp lu ñu liggéey ci biir réew mi rek. loolu ci la bokk. waaw yaa xam nag muy entreprise étrangère ak ñi fi dëkk ak ñëpp. ci biir voilà léegi PIB boobu dañuy jël solde balance su commercial maanaam li ñuy jënd bitim réew ak ñun li ñuy jaay. dégg nga solde boobu mooy ñun li ñuy jaay exportation nga def moins importation. ok léegi loolu dafa déficit boo xamante ni. loolu kay ça fait même plus de 2000 ñi nekk école primaire sax loolu la jàng balance commerciale déficitaire. dafa mës a déficitaire musul soppeeku. musul depuis 60 ba léegi dafa mës a déficitaire. ça veut dire que donc ñun loolu lay wax ni nekkuñu ci voie wu émergence ndaxte buñ ci nekkoon. li politique yi wax yëpp ne émergence la ñu jëm léegi ñu yegg ca pour yow nekkuñu sax ci yoon wi. non maa ngi ñëw ci PIB bi xam nga loolu benn la. c'est-à-dire que exportation boobu importation bi dafa moins la. moins te moins bu metti ay 2000 et quelques milliards négatif. loolu day dugg ci PIB bi après nga jël état bi dafa doon loo xam ni dafay am dépense ak revenu. li état bi di dépenser. li muy dundee ay revenu mooy li fi. alors état depuis 60 ba léegi dafa mës a déficitaire c'est-à-dire foofu tam moins la ñaar yooyu moom moins la te neex na calculer ndax li ñuy importer day jaar douane li ñuy exporter day jaar douane état tam li muy dunde dañ koy xam yooyu yëpp moins la léegi nag mu des nag ñaar muy entreprise yi ak ménage yi léegi ñooñu dañ leen war a dugal ci PIB bi ñooñu da nga war a dugal ñëpp même bindaan biy liggéey ndax fay nañ ko fay ñu ko da nga war a dugal revenu ci PIB bi
léegi ban outil la am pour mën a xam pour mën a mesurer dégg nga activité entreprise ak Cheikh Ahmed Tidiane Diop su ma la déggee bu baax li ngay wax mooy 7% yi ñuy wax ay naxe kat non loolu xam nga gis nga ma ne la da ngeen di woo direction des statistiques nga xamante ni ñoom wala direction prévision nga xamante ni ñoom ñooy calculer ay ingénieurs statisticiens lañu ñooñu ñoo jàng xam nu ñu koy defee ngeen laaj leen naka la ñuy defee PIB ba génn approche dañuy def ay jël loo xam ni kenn mënu la ko wax kon kay ñi wax ne mais fiable ñi wax ne croissance bi yéggul ci niñ ko tuddee panier de la ménagère li ñu war a wax tam gën a simple rek mooy croissance mënu fa yegg ndax fi ñu wax ne noonu la tollu ko waaw xam nga ñoom PIB indicateur la indicateur sax bari na ay indicateur dégg nga mais indicateur la boo xam ni da lay wan li dëkk bi yëpp liggéey ci at d'accord dégg nga léegi yow boo jëlee yooyu yëpp ma wax la déjà mu moins te yow mënoo natt entreprise yi ak ménage calculer loolu xam nga donc mooy nax suñu bopp ça veut dire que nax suñu bopp boobu illusion boobu ñu nekkee ñun dañu nekk ci illusion bu metti dégg nga illusion bâtiment yi ñuy gis gisee ay bâtiment tali yi aéroport bi alors que loolu yëpp ay consommation la boo xoolee tali yi ñun du suñu xaalis dañ ko liggéey aéroport du suñu xaalis léegi pire sax waxuma la du suñu xaalis mais léegi entreprise yi nga xamante ne dañ ñuy jox yooyu ñoom pour seen économie dañuy ñëw ne la dama lay jox entreprise dama la koy lebal ciment maa koy tabax sama ay ouvrier sax ñoo fay nekk tey boo demee aéroport Diass man dem merci beaucoup ñoo fa nekk di def ay yëkkati ay kees Cheikh Ahmed Tidiane journal 20h bi moo jot dama koy lépp xam naa ne léegi dañ koy àggale waxtaanu ci kàllaamay tubaab yaatal ko mu gën a yaatu parce que am na solo di la sant bu baax ci wuy si bi